salaamaaleykum bienvenue comme chaque dimanche ñu di àndandoo ci kanamu télé bi ITV la télévision d'ici et d'ailleurs seen animateur Didier Padros l'animateur du peuple di leen présenter seen émission ñu daje dimanche bu jot ñuy daje mag yéen ci mbedd mi di partager di séddoo waaye tamit di waxtaane li nga xamante ni problème la ci réew mi. te nag li ñu indi ngir partager ko ak askan wi ngir séddoo ko ak ñoom moom moo di location bu cher bi nga xamante ni boobu ak léegi ñu ngi doon wax naan dañu koy wàññi ba léegi wàññeeguñu ko ñenn ñi nee nañu wàññi woon nañu waaye tamit dañu ko yokkaat problème bi fan la nekk ci borom kër yi la nekk wala ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi wala ci ñi nga xam ne ñoom ñooy locataires yi dem di louer ji bëgg nañu xam nag exactement pourquoi location yi ba léegi wàññeekoogul waaye aussi tamit beneen point di li nga xam ne moom moo di courant bi ñu yokku fan yi ci ginnaaw yokku nañu courant bi sénégalais yi toggee ak njaaxaan ak njàqare boobu nag la ñu bëgg a waxtaanee ak ñoom bu ko defee ñu mën ci ut solution très rapidement métti na nag. waaye dinañ jéem a xool exactement naka lañ ciy séddoo ak ñoom location bu métti bi ak courant bi nga xamante ni yokk nañu ko donc nag loolu yëpp ci seen émission ñu daje man ak yéen fii nga xamee moom moo di ci maa ngi fii ci Grand Yoff mais bon damay wër Sénégal daal xamuma fan lay taxaw dinaa yor sama vélo dem Parcelles dem Sicap Foire dem Grand Yoff sama vélo daal laa yor fu ma neex dugg. ok en tout cas merci beaucoup mon très cher ki nga xam ne moom moo di Boo Fashion moo ma habillé defal ma pull bu baax comme que seddaay bi instant bi dugg si na Boo Fashion depuis Turquie merci bien boo bëggee ci pull bu nice nga nekk derrière hypermarché bi nekk cité Télium merci beaucoup Boo Fashion depuis Turquie jaajëf waay ayca ñu dem. voilà loolu nag la ñu bëgg a waxtaanee ak sénégalais yi xool li nga xamee moom moo di location bu metti bi nga xamee askan wi ñu ngi koy dund mu metti lool kër yi li muy gën a bari tey la location yi gën a metti gën a cher donc nag bëgg nañu xam comme ni ma ko waxee tout à l'heure ci borom kër yi la wala ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di locataires yi wala gouvernement bi nga xamante ni moom moo di gouvernement bu Sénégal bi waxoon wàññi na location yi fan la ci toll. exactement courant bi tamit barki dem moo njaay nee nañu yokk nañu ko donc tey métti na ci askan wi loolu yëpp bëgg nañu ko partager xool exactement naka lañ ci utee solution parce que askan wi sonn nañu donc nag Padros ngeen am comme koo xamante ni moom moo leen di waxal dañ ci jàpp bis bu jot ñu wax duñu tàyyi benn yoon Sidi fii mbaa duñu fi daanu passerelle bi moom gudd na di Sidi nañ def ndànk-ndànk rek Sidi def ko tempo rek caméra bi jar 6 millions loolu la jox bu waddee rek di nga am problème mais génne gi naka mu nice jaajëf waay dama doon wax ak sama patron moom ma woon téléphone Sidi Boubs moom ma woon téléphone quoi voilà nee na ma Padros maa ngi seetaan émission bi mi ngi nice instant bi ma ne ko waaw ok seetaan rek yow amul ragal yow seetaan rek fils amul ragal fils léegi dañ dem ci courtier yi salaamaaleykum jaajëf waay. day wuy téléphone quoi moom kii lay waxal client yi lay waxal sëñ bi naka ma. maa ngi sant yàlla bu baax kii tey maa ngi sant bu baax courtier nga. courtier la waaw. d'accord tey li nga xamee moom moo di location yi cher na métti na bëgg nañoo xam exactement problème bi fan la ci yéen courtier yi la ci borom kër yi wala gouvernement bi waxoon wàññi na te wàññiwul ba léegi. non ñun courtier yi mu ñëw yokk mu ñëw wàññi borom kër yi moom ñëw jël seen kër yi seeral ko. waaw parce que prix yi suñu maam képp ku nekk am kër yaa xool loolu neex nga luyee ko. xam loolu teewul fenn maam ay Sambour Sall be ñu ko luy ay 75 000 70 000 cher na waaw mini studio ñu ko luy ay 100 000 125 xam nga cher na Macky Sall moo si waroon taxaw ñu wàññi location bi parce que location cher na trop. mais Macky Sall wàññi woon na ko ay jamono. waaw moom da ngay dëkk si kër 6 mois di fay normal borom kër gi moom kër gi ni damaa solo sama kër nga génn ñu peinture defar ko mu jekk ñu yokk prix bi. kon Macky Sall li mu war a def na ko ba pare. waaw mais instant nii waxoon ne depuis dans un mois si ginnaaw waxoon day wàññi location bi ñëpp ñu ngi koy xaar si loolu ba léegi ñun deful dara. non mais moom ay temps wàññi woon na ko ay fan ci ginnaaw c'est-à-dire bi mu doogee toog ci gouvernement. mais loolu boo kenn topp ko amul suivi quoi. wàññi na mais amul suivi. yaa moom sa kër loolu neex ngay loué. te loolu dafa cher fii studio ñu ko loué ay 175 150 bés foire xam nga cher na trop. waaw gars yi problème bi am mooy location bi dafa cher courant bi cher waaw léegi. courant bi tamit yokk nañu ko jamono fan yi ci ginnaaw yow naka nga ko gisee en tant que sénégalais. non man métti na si man trop parce que damay tàqale joo ko daanu métti na si man trop man sama kër maanaam fay 30 000 courant 25 000 ñu indi facture boo xam 60 000. si. ah oui waaw facture bi 60 000 indi facture. xam nga cher na trop. waaw mais cher na trop moom vraiment. tey Sénégal am nañu pétrole am nañu gaz yi yëpp ñu ngi koy découvrir ci dëkk bi léegi ba pare ñuy gën di am problème ci yu bari ci ndox wala ci courant.
mais loolu du yoon moom loolu du yoon vraiment du yoon ñoom Macky Sall moo waroon xool waxtaan ak gars yi wàññi courant bi wàññi ndox mi parce que fii Sénégal Dakar fii vie bi cher na courant bi cher na location bi cher ndox mi cher te lépp du yoon. ban côté mooy gën a cher ci quartier yi ban quartier moo gën a cher ci location. non Fann Résidence ak Point 1 foofu studio ñu ngi ko loué 300000 c'est 4 mois lañ laaj. studio nga wax de. 300000 mooy chambre salle de bain ak salon. kese 300000 lañ ko loué 4 mois ngay joxe Fann Résidence. am na fa ay appartement 1 million 500 am na fa appartement 2 millions ak ay 800000 Fann Résidence bi si te gars yi nga koy jël. te dafa cher si. d'accord loolu dafa cher c'est pas normal dafa cher trop. d'accord mais est-ce que jotul borom kër yi ñu teg leen benn daan bu ko defee ñu xam ni bu ñu yokkee benn kër bu ñu yokkee location yi police ñëw wala gouvernement bi yónni kenn koo xamante ni da ciy taxaw. non loolu moom locataires yeeg ñëpp si coow borom kër yeeg Macky Sall moo waroon def tout wut ay nit waxtaan ak ñoom ñu xool borom kër yi Ouest Foire nangam lañ koy loué prix yi nangam la. parcelle prix yi nangam la Grand Yoff prix yi nangam la mais defu ko fi nekk comme secret yaa xool lu neex nga loué ko. gis naa fii studio bu ñu loué 180000 francs borom kenn lay loué 180000 francs studio Ouest Foire fii. benn nit rek mu loué 180000 couple 200000 la koy loué. mu ngi Ouest Foire fii. waaw te loolu c'est pas normal. mais yéen courtier yi tamit am ngeen ci benn part de responsabilité parce que yéen bu ñu leen joxee kër ni leen kër gi 2 mois lañ leen laaj ngeen teg ci 4 mois. non borom kër gi mooy demandé 3 mois plus commission mooy 2 mois caution 1 mois d'avance 2 mois pour garantie la. soo demee ba génn amu fi ay courant ndox dana la koy delloo 1 mois mu nekk avance borom kër ñett 3 mois borom kër gi kooku moom ñun 1 mois waaw 3 mois. mais bu njëkk ba ay 2 mois lañ daan joxe caution. si yoon loi dafa aay sa 4 mois si yoon moom tey waxtaan ak borom kër gi jox ko 2 mois. léegi nag yow en tant que sénégalais yow xam nga ni loi dafa aye sax 4 mois pourquoi ngeen nangu di teg nit ñi c'est-à-dire kii seen i clients yi ay problème des fois. mais ñàkk pexe parce que ñun dañoo toog suñu bureau fédération ñëw toog kii laa ñëw studio laa bëgg donc borom kër gi day laaj 3 mois plus commission mais comme bëgg da koy jaral mu ni problème su xoolee bëgg da koy jaral sa mit si moom trop. d'accord te gars yi ngi laaj fi Sicap Foire kër yi 4 mois et 5 mois et 6 mois am na Sicap Foire. wallaahi en 6 mois nga wax. 6 mois am na Sicap Foire fii. ah mais ñun fan lañu jëm ak location bi. loolu c'est pas Massa moo si war a wax seer na trop. seer na trop. d'accord merci beaucoup. merci. jërëjëf moom courtier la ah. non man damay wax en tant que sénégalais wax en tant que agent immobilier. oui agent immobilier. voilà maa ngi liggéey si domaine bi laa nekk quoi donc du coup loolu 4 mois yi moom c'est pas normal benn location cheraay bi aussi c'est pas normal ñun ñu ciy liggéey ñun la gën a métti parce que ñun permettre nañu suñu liggéey doxatul. ah bon waaw tax na suñu cheraay bi tax na suñu liggéey doxatul parce que les clients boo leen ni imposé loo xam ne dafa cher c'est sûr que da ngay wax ba bëgg a dee mais duñ ko jël tu vois donc du coup. ñenn ñi dinañ ko jël ndax ñàkk pexe. ñi koy jël ndax ñàkk pexe dañ koy jël après 2-3 mois ñu am problème ak le propriétaire après dem tribunal donc boo demee tribunal da ngay jàpp ne benn problème kese moo am Sénégal mooy problème loyer te loolu mooy indi problème yi parce que nit ñi amuñu choix yor sa njaboot amuloo foo ko dugal ñu dem nga am budget 150000 francs ci 2 chambres salon ñu lay naan ay 225 000 donc tu es obligé nga jël ko boo demee ba ci biir nga commencé am ay problème et boo demee tribunal xam nga ne clients yi dañ leen jox benn gëdd bi dañ leen favoriser ay référé sur difficulté ngay def yaa ngi dégg ñu lay may temps fii ak 6 mois yaa ngi dégg ngay ut yaa ngi dégg te su boobaa borom kër gi mooy sonn donc du coup location bu cher bi moo indi yooyu te pour man depuis wàññi bu Macky Sall defoon wàññi boobu mooy indi affaire yi parce que wàññi bi réglementé wuñ ko jaaru ci yoon maa ngi dégg nag ñu ne fii ak décembre bii nii dañuy réglementé waat affaire def ko par secteur. d'accord jaarul ci yoon exactement comment naka nga ñu mën a expliquer foofu tuuti. yoon mooy bon location moom boo ci bëggee jóg état moo ko mën a gérer ba pare day am suivi bi mooy day def secteur bu ne parce que Ouest Foire ak Parcelles bokkuñu donc du coup Ouest Foire bu defee prix yi appartement lii lañ koy loué 2 chambres villa lii la chambre lii la studio lii la def prix yi donc ku doole toolu Ouest Foire dina mën a xam ne man mën naa dem Ouest Foire waaye ki nga xamante ne aussi dépassé na Ouest Foire mën na loué Almadies mu xam ne sama doole toll na Almadies waaye sa doole toll Ouest Foire nga bëgg a ñëw Ouest Foire su boobaa yaa ma gën a xam loolu indi gars yi di jël lu ñu mënul wala yu demee noonu donc di ko daal nañ ko réglementé ba pare mu am suivi waaw te man nag pour man suivi bi li ci gën a gaaw mooy ne recruter les courtiers ñoo xam kër yi ñoo xam kuy loué ak ku dul loué te fii 99,99% borom kër duñ fay taxe te loolu état mu ngi ciy perte xaalis bu dul jeex te ñàkk réglementé affaire yi moo ko indi. yow à la base yokk bi ci gouvernement bi la wala ci borom kër yi. yokk bi ci borom kër yi la du gouvernement bi. gouvernement bi wàññi na mais borom kër dañoo sib ne yokk bi amul suivi. moo tax ñu dellu fañ nekkoon yokk bi jaaru yoon ba pare amul suivi. moo tax ñu génnee seen clients yi defaraat kër gi dugg ci biir impôt et domaine bi yaa ngi dégg
dem defaraat ay quelques détails ak ñoom yaa ngi dégg fàtte naa ni ñu koy waxeeti impôt bi donc yooyu yëpp mu ngi ci biir donc di ko Sénégal corruption bi am moo bëri corruption boobu moo fi war a jugee moo tax location bi doxul corruption bi mu ngi ci borom kër yi corruption bi am na ñoom état bi seen biir am na ci lépp. bu kër yi seeree ñu jóge ci loolu jékki-jékki daanu waat ci courant bu métti bi nga xamante ni yokkuwaat nañ ko. loolu moom Macky Sall la moom loolu moom na wax ak ñun affaire yi métti na Sénégal moom affaire yëpp métti na location bi métti na gasoil bi métti na lépp a cher Sénégal moom fi mu ne nii moom gannaaw wax dëgg yàlla pays boo xamante ne gars yi dañ naan moo bokk na ci 25 pays yi gën a pauvre ci àdduna bi ba pare ville bi Dakar bokk ci ville yi gën a cher ci àdduna bi ñaar yooyu kolewul àndul. bu ñu demee ba commencé découvrir yenn valeurs yi ñu commencé ko am ay pétrole ay gaz ay or ay yeneen ak yeneen tey ñu gën a am ay problème est-ce que loolu c'est normal. c'est pas normal waaw am gaz am pétrole buy feeñ fii mu leen investisseurs dañuy daw ñëw ngay am vie bu cher xel mayoo ko waaw. est-ce que jotul ñu décentraliser léegi dëkk bi c'est-à-dire Dakar dugg ci région yi. surtout parce que Dakar moom àll bi nekk ci région bi. surtout bon gis naa nag mu commencé ko def décentraliser jël ministère yi génnee loolu c'est bien franchement loolu dina permettre Dakar koo commencé libre tuuti mais Dakar ki dëkk Kaolack li mu bëgg amul Kaolack wax na dëgg dafa bëgg xaalis dafa bëgg vañee viom foofu mu ñëw Dakar parce que Dakar affaire yi nekk ki dëkk Touba noonu ki dëkk feneen ak feneen noonu donc bu ñu ko décentraliser li nga soxla Dakar boo ko amee ci sa région du soxla ngay ñëw Dakar. donc ñenn ñiy jooy appartement yu cher kër yu cher est-ce que jotuñu dem xalal leen ay dëkk ay kii ci jam ñaajo bi ak yooyu jox leen ñu dëkk. loolu état moo ko mën def parce que tey promoteurs yi ñu ngi jënd site yi di tabax ay yow en tant que agent immobilier. waaw voilà loolu war nga ci am loo xamante ne war nga ci wax pour téléspectateur ak gouvernement bi. comme gouvernement bi jël ci ay matuwaay yéen mu woo leen yéen agent immobilier yi ni leen exactement ban site moo baax pour ñu dem ñu. waaw loolu moom laa expliqué nii loolu promoteurs yi ñoo koy def moment bi mais bu ko état defoon day gën a yomb ci population bi parce que promoteur bi bu ñu ko defee day cher yaa ngi dégg day def local dañ la koy jaayaat mais ñi la koy jaayee da ngay gis ne dafay cher mais bu ci état duggee da ngay gis ne concurrence day am te su boobaa ñoom dina leen obligé sax ñu wàññi parce que te état bu ñëwee jël benn site tabax fa ay kër di ko joxe ñi mu koy joxee dina yomb ci ki nga koy jox tu vois dinañ ko joxe de façon boo xam ne peut-être même bu fekkente da ngay fay par fin du mois yaa ngi dégg dañ la koy def boo nee xam longue durée yaa ngi dégg maam durée boo xam ne fii ak 10 ans da nga koy fay par 100 000 wala par 80 000 xam nga état moom doole ji moom wax yaa ma gën a xam donc moom franchement état moom moo ci mën a jàpp pour nit ñi am kër parce que àll bi yaatu na te daggaguñ ci dara te nit ñi mën nañu am kër. yow agent immobilier bu xam sa liggéey. merci beaucoup. moo tudd Saliou Diop. Serigne Saliou Diop sa agent immobilier fu mu nekk. bon ñun ñu ngi fii Darou Salam Matlaboul Fawzeyni immobilière. maa la ko may gratuit. jaajëf. li mu wax c'est normal il est temps pour état jàpp ci réew mi il est temps pour état contribuer bu baax a baax ci dunduñu askan wi il est temps pour état ñëw soutenir gars ñi jàppale leen. des fois da ngay naan problème bi ci borom kër yi la dëgg la ci borom kër yi la mais nag à la base nit ku du dem jënd këram tabax ko jënd terrain am jëndee ko ay millions ñëw financé waat ci tabax bi ay millions ba pare jël këram di ko loué yenn conditions yi donc balaa muy jotaat xaalisam dafay metti donc nag yooyu yëpp il faut état contribuer ci sama xalaat loolu la daal Cheikh maa ngi lay siyaar. Mameen siyaar naa la. naka yitte yi. tawfeex. dëkk bi métti na de est-ce que yaa ngi ko xam est-ce que yaa ngi koy yëg. waaw ñu ngi koy yëg man c'est la première fois ma dégg ma micro. Kamikaze laa tudd may manager sell bu xel. d'accord ok. rappeur nga. non dama yëngu ci affaire sound rek. ay ñoom Jaaman Express samay gaañ lañu. d'accord waaw mais xam naa ne comme tur bi Kamikaze la moo tax moom bariwul li may feeñ quoi. d'accord mais bon tey gouvernement bi yu bëree wër na ci taxaw pour askan wi mi ngi di leen di seetaan des fois yow en tant que jeune yokk nañu courant bi yow naka nga ko dundee. yokk courant bi mais xam nga li am ba des mooy Sénégal day dem mais dem bi muy dem mooy kilifa yi ñoom ñooy dem ñun baadoole ñu ñaax loolu la moo am yokk courant bi du dara dañ ko yokk pour baadoole yi gën a sonn rek ñi am di am rek loolu kese la parce que kilifa yi mën nañu fay courant bi waaw Sénégal noonu la demee. yokk courant moo amul benn solution pour lor baadoole yi kese ak ñu nekk ci banlieue bi loolu rek la amul leneen. d'accord tey banlieue bi boo fa duggee dëkkuwaay bu baax amu fa ñoom dañuy obligé daw ngir dugg si ci côté ville bi pour mën a dëkk ci yenn dëkkuwaay yu baax yi te dëkkuwaay yu baax yi pour ñu dëkk si fi dafay laaj ñu am yenn moyens yi c'est-à-dire kër yi cher na te yokk nañu ko bii paire yokk boo xamante ni dafay métti ci ñoom naka nga ko gisee.
actuellement man ci banlieue bi laa yeewoo Guédiawaye Amadou Doubalès mais da nga wax comme banlieue bi ñu ngi daw si di ñëw fii banlieue bi mënuñoo daw si di ñëw fii. bien sûr que ñu ngi daw si di ñëw fii. mais parce que yenn kër yu bari ci banlieue bi yàqu na. ok yàqu na parce que. fii la dëkkuwaay yu baax yi am. fii la dëkkuwaay yu baax yi am mais appartement 200 000 250 000 kuy fay fële 30 000 mënul ñëw fii dañu waxante dëgg day obligé dem gàddaay wala ñàkku rap wala ginnaaw Sénégal fii ñaam mën a ñëw fii ñëw actuellement ni état bi ñoom dañoo pare pour récupérer Dakar li gën a baax jox ko ñi kii ñi gën a néew doole ñu gën leen a pousse gën leen yóbbu ci àll bi pap ne leen dëkk bi. gën leen loolu noonu loolu nag lay demee fii ak 5 ans 10 ans loolu lay amee ñëpp boo xoolee ñi amoon kër Grand Dakar ñaari tali feneen ak feneen 10 ans ci ginnaaw 15 ans ci ginnaaw tey dëkkatuñ fa te ñi nga am non dëkkatuñ fa tey ñu ngi kër ay yëmbal ay Kër Massar man Grand Dakar laa juddoo mais tey ñi fa amul kër ñëpp 15 ans ci ginnaaw tey ñu ngi ay yëmbal buun kër ñi seen loxo jotul seen ginnaaw dañ leen di dàq jëne leen dëkk bi ñi am ñu jox leen ville bi. noonu lay demee affaire yu yokku luyaas yi ak wàññi luyaas yi nii affaire yooyu di la xam nga nit ki mënul am këram def ci xaalisam tabax ko def ko lépp état jox ko dara même bu ko banque lebalee muy loué nu mu ko neexee nga jékki-jékki benn jour état ne dugal naa xaalis pour nañ wàññi lan la ñuy wàññi boo wàññee tamit mënoo cadré ñëpp am ñoo xam ne seen kër lañ ko loué ñoo ko moom te contraire bi wàññi bi ñu indi woon noonu dafa gën a mettil affaire yi parce que ñenn ñi affaire wàññi bi dañ ñaan ñoom luñ jëm loué 25000 bu ñu kërti dañ ñaan wàññi nañu léegi dañ koy yóbbu 35000 ok wàññi bi dafa teral affaire yi moom pour wax la réel mooy gouvernement bi dañoo faussé ci business yooyu ok dañ ci faussé. d'accord tey ak valeurs yi ñu commencé am pétrole gaz or est-ce que yoon la yenn yi di métti ci ñun. non parce que xamul tax loolu dañ ko am yàlla daf ñu ko may avant mu jiitu suñuy juddu mais xamul tax loolu mënu nekk ñiy jiite ñiy jiite ñoom pour ñoom la ñun même dama la ne même bu pétrole bi dem jógee ci asamaan si baadoole bi chaque jour day dëkk ginnaaw Sénégal lay dëkk le pétrole bi même doo jógee ci asamaan si doo seen train di aw ci kaw ok fii Sénégal moo gën a neex a yor da nga yor ba mu neex la nga dem keneen ñëw fii Sénégal dëkku jàmm la doo am guerre mukk ah fii dëkku jàmm la fii du am guerre fii boo génnee balaa sax ñëpp sinab la ok dañuy même bu dem taw ci kaw asamaan si du yomb ba nga xam ne man la suma waaye nit ki dina mën a di fay lu yaasam sax 35000 mu jox ab gars yi amuñu ndox amuñu courant banlieue bi ñu ngi waxaat dañuy defaraat beneen tali ci diggante bi pour lan ñu nekk foofu bu ñu añee duñu reer dugal gunaas demal feneen ak feneen ko ñoo xam ne ni la toll amul xam nga ay Ouest Foire Almadies affaire yu demee noonu ñi fi dëkk sax ñoo gën a sonn comme mais du question de com bi ñoom am nañu lu ñu fayee 300000 lu yaas mais ñu dëkk fële di fay 15000 francs di dem di jaayante boo amee 3 mois ñu génn say bagages si biti te doo am foo koy jooyee état buy dimbali ñooñu lay dimbali ay train 400 millions ki affaire yu demee noonu nga dem ba Tivaouane Peulh dafa ay cité sax jëm ci dimbali nit ñi te bañ ko politique loolu mooy game bi quoi amul leneen dañuy dóor rek. kon daal yow corruption bi nga gis ni moo bari ci dëkk bi. non dañuy dóor ba ginnaaw raay dañuy dóor. mais kontaan na. obrigado ñoo jaajëf l'artiste. jaarama merci bien li mu wax aussi tamit c'est important ñi daan am ñi nga am ba tey ñii ñàkk di ñàkk ba léegi ñi am mooy ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci ville bi waaye tamit wax na ci benn point boo xamante ni man daf ma xaw a tiital mooy ñi ngi dàq baadoola yi di leen génn ci dëkk bi ñi am ñu leen dugal ci biir ville bi c'est-à-dire dëkkuwaay yu baax yi ñu ngi koy jël di ko jox borom ñi am xaalis dëkkuwaay yu bon yi ñu ngi koy jël di ko jox ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw te ñooñu dafay baax ñuy dugg di ci ville bi di partager ak ñun ñooñu dafay baax ñuy dëkk ci réew mi di contribuer exactement ci liggéeyu réew mi rawatina ci liggéeyu ville bi bon nañu dem jëlaat ñeneen bu ko defee ñu jéem a xool exactement c'est vrai que dina metti mais bon solution la ñuy jéem a wut daal voilà xam nga dugg ci garage bi jaay leen ruube leen quoi jaay leen gule ku baax naka mu. sant yàlla. yow fi nga dëkk da ngaa loué wala ci sa kër nga dëkk. non dama loué. da ngaa loué waaw. location bu métti bi yow en tant que sénégalais noo koy dundee métti na torop ñu waxoon wàññi nañu te ba léegi amagul résultat gisaguñ fu ñu wàññee yow noo koy dundee exactement. ah métti na de. ba pare moom balaa weer bi def le 5 sax ñu commencé bugg laa taxaw. waaw. borom kër yi. métti na trop bi laay borom kër yi waaw. yow coono bi fan nga ko gisee ñun ñoo la ko teg ñan nga gis ñoo la teg coono bi borom kër gi wala gouvernement bi. non borom kër gi. parce que dama yaakaar boobu bon xam nga ku liggéey këram. financé lépp. yaakaar naa bon gouvernement bi itam bu ci amee kii itam bëriwul. parce que borom kër yi ñooy financé seen kër yi ñooy def lu ne. kon xam naa nag borom kër yi nag ñoo ñu teg loolu waaw. est-ce que jotul gouvernement bi participer ci seen dundin yi exactement ci biir kër yi.
non vraiment moom loolu moom non jotu moom. non est-ce que gouvernement bi yow gisoon ni gouvernement bi war na ñëw xool exactement borom kër yi loué kër yi wax ak ñoom ni leen wàññi leen seen kër yi sinon boo leen ko wàññi ñu teg leen yenn daan yi parce que avant déggoon nañu ni wàññi nañ borom kër yi quoi moo tax. ah gars yi de moom xam nga rek dañu wax ba pare bu demee ba affaire bi xaw a yàgg tuuti ñu bàyyi ko delluwaat ci lu ñu nekkoon waaw affaire daal noonu la demee quoi waaw. tey yokk nañu courant bi yow noo ko gisee. ah moom kay yokk nañ ko courant bi kay. affaire bi cher courant bi cher. waaw day gën a métti moom. day gën a métti trop. Sénégal noo ko gisee ni muy dundee actuellement. fu mu nekk nii xaw naa métti daal. non attends yow ton pays va bien wala va mal Sénégal mi ngi dem nice wala demul nice. ah fu mu nekk nii de wax dëgg macha allah alhamdulilah rabbil alamin waaw. yow li nga gis daal mooy tawféex. waaw nice. tawféex moom. lan waaw location bi nii. boo ma si laajee dinaa sawar wax dëgg la. moo tax ma bëgg nga wax. barki yàlla gars yi mooluñu. ñan ñoo moolu. wallaahi ñëpp ñii di looy location yëpp mooluñu. barki yàlla. non mais borom kër yi ñoom moolu wala gouvernement bi. waaye borom kër yi mooluñu gouvernement bi mooluñu. gars yi dañu fa waxoon ne dañuy wàññi. mais wàññi bi am na ñoo xamante ne dañoo wàññi ba pare affaire yi dox quelque temps ñooñu après da nga leen di génnee sa kër ba mu set wécc nga luyewaat ko ñeneen yokkaat prix bi pourquoi. mais loolu système la wala lan la. seen système la seen feem la rek baa leen ku nekk sa feem yàlla ak feemam taan bi dafa metti de faa ñu jàppale ñu de barke alxuraan. mais dafa ndànk mais borom kër gi tabax këram jënd terrain am ay millions tabax këram def ci ay millions kooku am na droit de louer ko du ko neex. war na yàlla ñun dawuñu si ginnaaw lekk ak naan ñun tëdduwaay moo ñu sonal gaan barki yàlla te tëdduwaay mooy première priorité nit ki boo amee fu muy tëdd rek xelam day dal barki yàlla liste de yëpp dañ koy dàkkante billaa wala yow gis nga ni sa dëkk mi ngi dem nice wala dafa am ay problème dëkk bi demul nit ñi demuñu war na yàlla demul nit ñi demuñu la tey yokkaat nañu courant bi nii yow noo ko gisee courant bi yooyu yëpp du yoon maa xamal na moom a gën a mes sa barki démoo njaay ay ndox yu ñuy coupé yi nii te chaque fin de mois nit ci génnee salaire am fay la ba mu mat pourquoi yow léegi ñoom loolu seen biir la nañ ko lijjanti seen biir mu manqué voilà mais ñu war a fay si kër yi ñu ngi koy fay mais loolu suñu yoon nekku si voilà yow loolu liggéey fayaat ko ci biir kër yi maintenant ñoom tooñkat lañ dañuy tooñ ay gouvernement beeg yi nii yëpp dañuy tooñ war na yàlla billaay dañuy ñan ñooy tooñ gouvernement beeg ñëpp billaay wala talaay nijaay barke alxuraanu karim gars yi dañ ñuy tooñ billaay wallaay ñan ñooy tooñee di ñoom ñëpp dañ ñuy borom kër yi ñooy tooñ waaye da ngay gis koo xamante ne day xeex benn place fii nii ñu jaanteel la ko fal la nga toog fa ñu toppoon sa ginnaaw yëpp nga fàtte leen sa kër ngay defar rek ak say famille duñ sal lijjanti pourquoi maa ngi xaar ba politique ñëw rek ku taxaw sama kanam ne dama bëgg nga jàppale ma rek jaasi laay wut dugal ko fii ku ñëw dama lay gorate ba nga yaakaar ne dama dof pare naa de grand ñeme ger ñeme dee affaire bi doo ragal dara de barki yàlla dañuy ndellu fépp instant bi barki yàlla gaa ñun lijjantewuñu leen sax mais tono rek la fay baax tooñkat lañ war na yàlla waay moo ko tànn yow man ak yow ñoo far wallaahi musuma dee waaye teel a dee léegi boobu laa jël dañuy tooñ gars yi dañuy tooñ salaamaaleykum Cheikh Maïssa oui ziara. da koy tey nice ni location bi tey métti na yow en tant que sénégalais noo koy dundee ñu waxoon ni wàññi nañu location bi ci kër yi tey la gën a métti. ah ñun de gars yi yëguñu loolu sax ñun. ah bon non non. yëgoo métti bi. non non ñun yëguñu ko. parce que xanaa sa kër nga dëkk. waaw sama kër laa ne. d'accord waaw moo tax yëguma loolu. d'accord mais yaa ngi yëg courant bi ñu yokk. courant bi ñu yokk waaw loolu moom du yoon moom parce que gars yi dañoo nekk fi dañu sonn. waaye te am na si ñoo xam ne amuñu lu ñuy reere wala lu ñuy ndékkee sax. bu paree nga ñëw di leen yokkal tegal leen ci loolu tamit. te dafa naqari nga dëkk foo xam ne amul courant. ku nekk da lay xamal quoi. mais loolu la rek mais yàlla baax na. gisoon ni tey dëkk bi war nañ ko changer lu bari war nañu changer waat lu bari. dëkk bi moom daanaka buñ ciy wax duñ fi jógee mais nañ sant yàlla rek fu ñu toll. waaw yaay booy tey dëkk bi gouvernement bi waxoon na ne dañuy wàññi location yu mel cher yi tey wàññi woon nañu ñu jékki-jékki yokkaat ñan la ci borom kër yi la wala ci gouvernement. lu tax ñu koy wàññi ñoom lu tax ñu lu leen xeet ci wàññi location bi. mais location bi dafa cher. ku jënd sa kër. jënd sa ciment. ak fere kër tabax kër ni mu méttee. nga teg ca sëb luyaas. lu pour lañ ñu la koy wàññi loo. mais parce que am na yoo xamante ni dafa am fu mu war a yam
mais léegi borom kër yi dañoo ëppal c'est-à-dire dañuy yokku am na ñoo xamante ni ñu ngi loué kër bu waroon jar 150 000 ñu ngi koy loué 300 000 wala 250 000. ah déedéet luyaas bi moom dañuy def lu yem rek. mais borom kër yi moom defuñu lu yem de. kay borom kër yi luyeewuñu lu seer de. waaw. mais courant bi ñu yokkee yow noo ko gisee. courant bi moom métti na moom. ndax njaboot gi ne moom ngay fay ndox di fay courant. ak sa dundub kër ak sa fayu njaboot école baak fere yu sew sewaat métti na trop ñu dawal yërmande daal métti na trop. merci beaucoup yaay. waaw loo jaay yow. café ak ndox laa jaay. xel ma café baa ngi nii gis nga te bés bu ne ñu bëgg ñoo jëlee fii nu nekk nag. ba ñoo leen bëgg a jëlee fii. xanaa mairie bi bés bu ni mu bëgg ñoo jëlee. la moo tax mu bëgg leen jëlee fii mairie bi. nee nañ fii du jaayukaay. mais fii garage la garage la de waaye gis nga nii jaay fii. mais yéen li ngeen di jaay compliqué wul war nañ leen bàyyi fii ñu fay bàyyi ñu jaay de ndax lu ñu yóbbu ci njaboot gi rek la ñuy wut. moom dugg ci taxi bi mais Cheikh bi maa ngi siyaar. allo Diaw dolo siyaar baay. yi tey. cool doo ñu naan café. aywa bés dawalal baay. café takkusaan la de. dawalal ñoo far mais jàmm la de. mais bon yow da nga loué fi nga dëkk wala sa kër nga dëkk. bon ma dama location quoi. location quoi. d'accord est-ce que yaa ngi yëg location bu cher bi. waaye métti na métti na trop vraiment métti na trop waaye métti na moom. noo koy dundee. waaw mais comme gars yi rek xam nga tamit si àdduna la quoi tamit kuy dem di loué ñaan yàlla am gaale quoi on est ensemble mais bon ñu ñaan yàlla am maison comme ñëpp quoi mais vraiment daal affaire bi métti na location bi ndox bi courant bi et cetera kenn mënu wax lépp quoi. d'accord yow problème bi fan nga ko yaakaar ci gouvernement bi wala ci borom kër yi la loué. waaw bon nag président en fait bu mu yégee woon xam nga waxoon na ko xam nga gars yi wàññi après waxtu si dara xam nga affaire yooyu mooy loolu quoi xam nga booba léegi gars yi waxtu si dara mais comme ñun tamit ay jeunes lañ dañuy travailler xam nga ça dëkkuñu fi quoi en fait dañuy ñëw fi travailler mais xam nga rek waaw ñun moom. gouvernement wàññi woon na mais ñu jékki-jékki yokkaat affaire yi. waaw bon wàññi woon na quoi ñu jékki-jékki yokkaat ko xam nga kenn xamatul daal et cetera affaire fu mu mujj ba léegi xam nga te moom dafa mu yëgee teg daf ne woon day wàññiwaat location yi affaire yooyu gars yi wàññi dem ba ci biir kenn waxtu si dara quoi mais nag ñun moom ay jeunes la dañuy waar rek dañuy fay rek sa suuf waaw lu Sénégal métti da ngeen di liggéey. waaw lu métti dañuy liggéey bu jëree bu seeree ba seer lu ñu laaj daal danañ ko fay waaw parce que xam nga rek duñu liggéey wàcc différent ci mbedd yi quoi ñaanuñu ko yàlla quoi bon bu ñu yàlla may wér quoi dañuy liggéey quoi xam nga ngir ëllëg moo tax quoi voilà. courant bi yokk nañu ko. waaw yokk nañ ko way noo ko dundee yow. waaw métti rek tamit Sénégal ñetti moo yor réew benn bi population bi bu ñu xiifee mën a lekk benn bi sécurité amu fi boo feebaree boo amul xaalis doo faju tamit dafa métti quoi neexut a wax quoi ñi ci état bi nañu xool ñi ci suuf quoi parce que ku am pouvoir ak ku amul pouvoir moo di xeex ak ñoom mënuñu yomb quoi waaw Sénégal émergent bu ñu koy wax man nit ñi dañu si war a mën a gis seen bopp quoi bu ñu nekkee ci état bi nañu liggéey te bàyyi wax ji quoi man foofu laa di gisee àdduna réew yi ngi ñu développé yëpp liggéey moo koy doxal quoi je pense que dama bëgg réew boo ci nekk nga di ko doxal même bii ni di wax wala kii di xuloo bu tontu yow liggéey moo tax a jóg liggéeyal quoi mais vraiment daal xam nga. Sénégal émergent bi ñu wootee yow pour yow ay wax la rek. non man bon je pense daal gis gu ma man. gis nga ci sa bopp. émergent carrément quoi man li ma gën a gis daal ñu Sénégal bi moment bu ñu toll bi liggéey moo ci war quoi mais pas ay wax mais parce que ñu nekk si njiit yi bu ñu nekkee di wax xam nga ñuy suuf fu ñu jëm te ñoom lañ am yaakaar quoi chaque jour nga dégg loo xam ne mooy loolu quoi mais tamit bon. lépp daal ñu ko dénk si loxo si yàlla daal moom doole bon voilà. dama leen di yërëm Sénégalais yi dama leen di yërëm des fois parce que dañuy bëgg wax mais du ñu mën dañuy bëgg a wax mais du ñu mën koo ci dëkk micro danaan yàlla baax na 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 yàlla kañ lay dikk exactement yàlla yónnee na bu yàgg. ñan ñoo yore ñan la yàlla yónni mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw il est temps pour ñu jàpp ci affaire yi maire maa ngi dem feneen dégg nga. waaw d'accord. merci beaucoup il est temps pour ñu jaajëf waay taximan merci beaucoup il est temps pour ñu jug ci réew mi jàppale leen jàppale askan wi soutenir askan wi gouvernement bu ñëw même condition ba nga daan dundee moom ngay tegaat ci réew mi quoi bon du ma ci wax lu bari mais bon nañ dem ci yeneen sénégalais man li ma war a wax dafa bari dinaa mës a jël micro bi wax nag voilà li ma war a wax dafa bari booy fils nañu yéegaat ñu ngi yéeg rek di jaabante rek fu nañu dugg fa dëkk bee métti jaajëf waay grand naka mu ça va bien. ça va alhamdulilah. location bu métti bi ci réew mi est-ce que yaa ngi koy yëg. location oui métti na de métti na trop oui. da ngaa loué. oui damaa loué waaw. d'accord
ñu waxoon ni wàññi nañu location bi ñu jékki-jékki yokkaat ko est-ce que gouvernement bi mi ngi def li ko war ci askan wi. non parce que soo xoolee loi boobu noonu ñu defoon ñu entré en vigueur en 2014 je pense xaw ma dafa amul suivi quoi suivi parce que loi boo ko defee tamit da nga koy suivre boo ko suivre tamit les agents immobiliers dañuy violer li nga xamante moom mooy normes yi waaw loolu moo tax quoi. d'accord kon yow da nga gis ni tey agent immobilier ñoom ñoo violé loi boobu ñu tegoon. waaw loolu mais tamit dafa amul politique de suivi boo xamante ne état bi moom moo ko waroon def parce que principal responsable l'état la parce que état moom moo andi norme yi ba pare teg fixé li nga xamante ne moo nekk prix location bi mais amul suivi te tamit lépp lu amul suivi day dem ba nga xam ne day kadik. borom kër yi bu ñu jëlee seen terrain jëndee ko ay millions ba pare def ci ay millions ci biir kër gi est-ce que yoon la ñuy jël seen kër di ko louer yenn location yi c'est-à-dire di ko loo xamante ni yaa ngi ko war a louer 500000 nga jël ko louer ko 200000. non c'est-à-dire nekkul ne jënd ay kii mais xam nga état moom moo fi nekk moom mooy garanti lépp li nga gis moom mooy teg norme yi te état moom mooy xool domaine bu nekk ak secteur bu nekk maanaam prix bi lu mu war a méngool te loolu noonu def nañ ci ay études yoo xam ne études yu approfondi la ba fixer prix yi kon bu nekkee ne fixé nañ ko nag ñi nga xamante ñoom ñoo nekk agent immobilier dañoo war a respecter loolu noonu te beneen sens tamit da nga xool da nga xam ne courtier yi tamit des fois tamit dañuy yàq li nga xamante ne moom mooy mbirum location yeeg loolu waaye yooyu effectivement loolu moo am naka lañ ko yàq parce que da ngay xool booy tekkee ne tey da ngay jël appartement wala chambre wala affaire yooyu normalement dañ naan la caution bi 1 mois la dégg nga ak 1 mois boo xamante ne xam nga ak beneen 1 mois muy 2 mois mais ñoom borom kër gi moo leen di wax man sama kër 3 mois laay soxla caution ak sa caution yow. waaw léegi après ñoom courtier yi ñoom ñoo ciy def beneen 1 mois boo xam ne pour faire courtage bi lay doon ak yooyu te loolu du yoon. est-ce que 4 mois caution seen yoon la. non am na fi mais loolu du yoon loolu teguñ ko fenn mais sénégalais yi xamuñ seen droit xamuñ dara xam nga doo leen teg rek dañuy nekk dans le besoin boo xamante ne loo leen teg rek dañ koy tegoo c'est ça. merci beaucoup jàmbaar nga vraiment merci. yow ku bëgg sa réew nga yow. takk jóg. ah xam nga rek fu mu ne moom boo waxee moom ñu ne mooy loolu ñu toog muñ rek. yaa muñ moo fi sës. mais da nga dul wax. xamu tax ñoom am nañ seen luwaan ñoo fi ëpp doole kat def lu leen neex ñu seetaan leen rek. non mais du loolu boo nekkee ci réew bu ñu defee lu dul yoon da ngay génn nga casse ay droit parce que yow da nga am ay droit. na boo casse droit ne ne li ngay def nii foo ko teg wala ñu dugal la foo xam ne waroo faa. foo ko teg nga wax leen fi nga ko teg. na da ngay wax loo xam ne wala boo waxee ñu bëgg laa teg foo xam ne moom yow waroo faa dugg. boo nekkee ci réew boo waxee lu jaar yoon. kenn du la def ko dara. te yaa ngi nii da nga war a kaasal sa réew waxal sa réew. na réew bi moo nekk loo xam ne lu waay neex def te boo waxee déggoo lu ma la waxee rek lu waay neex def te boo waxee rek du wax ne li nga wax foo ko teg li nga wax foo ko teg te fekk xoolal da ngay def loo xam ne lii nii xam ne lu muy def ni teg ko fenn kon balaa caana nga noppi di leen seetaan rek. lu waxoon ni wàññi nañu location yi tey ñu yokkaat ko. mosuñ koo wàññi. gis nañ ñu wàññi woon location dañu dem ba ci biir mu ne damay defar loolu la ñuy wax damay defar soo gënee ñu jëlaat ñeneen ñoo xam ne boo motu dañuy yàkkamti sax ñooñu gën ñu jël joxe appartement bi fekk moom li mu fekkoon ne da koo joxee 20000 day def joxaat ko keneen 40000 wala 50000 toogam te fekk moom defarut dafa xëy na kooku li mu koy fay moo ko arrangé wut. ay dëkkuwaay yi nekk fii ci biir Ndakaaru dafa metti jotul pour ñu décentraliser affaire yi yóbbu ko ci région yi yaatalaat affaire yi tuuti. est-ce que gars yi soxla nañ noonu pour génn ay Dakar ni dem ay feneen. c'est normal parce que Bargny ci réew mi la bokk Diamniadio ci réew mi la bokk Thiès ci réew mi la bokk. waaw loolu am na man lan laa gis ñu bari dañoo xam ne ñoom fi ñuy liggéeyee seen liggéeyukaay soriwul leen yaa calcul na yow nga war a liggéey nga bëgg a jógee Bargny wa nga jógee ay côté ay ñaakolob ay liyo ay kees yooyu balaa ngay egsi da ngay tardé kon da ngay xool loo xam ne lu mu métti métti mu xaw laa jege xam ne boo xëyee rek mun ngaa jël taxi wala nga dem loolu la quoi. merci beaucoup waaw dara waa ñoo fa. courant bi yokk nañ ko de. non déggoo ma yëpp la ñu yokk fu mu ne nii sax ndox mi sax wala de ñàkk pexe la ne bu ñu. parce que temps yëpp dëkk yi ñu bari am ñu woon ndox. kenn moo déggoo ma la wax yëpp la ñu yokk dara fu mu ne nii dara la yombut dara wax ji nii sax wala ñàkk pexe la ne ñoom sax suñu wax ji dañ koo yokk. suñu wax ji sax dañ koo yokk réew mi neex yow bon suñu wax yi sax dañ koo yokk ñun waxkat yi sax yokk nañ suñu wax mais bon c'est normal jaajëf waay kaay voilà yow locataire nga wala. non locataire d'accord tey dëkk bi mi ngi métti trop chaque jour gouvernement bi yokk ay ndox yokk courant yokk location yi yow en tant que jeune noo ko nga ko dundee. non dafa métti moom franchement c'est dur. c'est dur léeg-léeg rek si foire bi laa jógee ñu ngi dagal tigee téeméer dugaat ci biir encore te ñun demuñu foire si affaire permis la ñuy lijjanti si affaire kaaraange yi léegi rek loolu la ñu wax léegi rek
métti na daal en tout cas c'est trop. yow ton pays va bien wala ton pays va mal. non va mal parce que booy yu bëri liggéeyuñu sama genre yi bëri na si dëkk bi joobuñu moo tax ñuy dee si mbëkk bi te du yoon en tout cas métti na. tey dëkk bi commencé na am yenn valeurs yi pétrole gaz ak or mais tey la gën a métti. parce que utiliser wuñu ko amuñu ñu nekk si nguur gi mënuñu ko utiliser. moo tax ay valeurs utiliser wuñu. waaw moo tax gars yi daw fi pour ñëw utiliser ko mais ne tubaab bi te du yoon. kontaan c'est dur ah. foire baa ngi nële du ma dugg nag tey ci biir foire bi iRadio ITV am nañ fa stand mais dinaa leen defal benn émission bu spéciale dugg ci biir foire bi wan leen exactement foire bi naka la demee international de Dakar bu 2019. donc gis ngeen sénégalais yi ni ñu ko waxee kenn ku ci ne ak gis-gisam kenn ku ci nekk ak xalaatam kenn ku ci ne ak ni mu gisee réew mi ni mu doxee waaye kenn ku ci nekk mi ngi wax aussi tamit ci li nga xamee moom moo di ñàkkum courant bu métti bi nga xamante ni doon ko yokku donc nag il est temps pour ñi nga xamee ñoom ñoo nekk ci kaw ñu taxaw suñu askan wi dimbali leen soutenir leen di leen accompagner dëgg la yéen dong la ñu war ci yéen dong la ñu war a wéeru parce que yéen la ñu dénk suñu réew yaakaar naa nag bu ñu leen dénkee suñu réew li ñu ci bëgg ñun war nañu ko war a mën a am ñenn ñi nag seen xel dal na ci réew mi mais ñenn ñu ci bari seen xel dalul ñi seen xel dalul nag moom mooy ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw benn ci lañ bokk waaye aussi tamit ñi nga xamante ni dañuy bëgg di faj waaye duñu am fu ñu ko mën a fu ñu koy waxee voilà donc rek Padros moom day ñëw di leen wax exactement réew mi ni muy demee réew mi ni mu tëddee voilà réew mi li ci problème lépp la ñuy waxtaanee donc aussi tey point bi ñu doon waxtaanee moom mooy courant bi nga xamante ni yokk nañu ko waaye aussi tamit ak li nga xam ne moom moo di location bu métti bi location yi nee woon nañu wàññi nañ ko yokkaat nañu sénégalais yi wax nañu nee nañ borom kër yi la dañu lay louer quelques jours après ñu génnewaat la bu ñu la génneen ni la dañuy defar bu ñu toggee quelques jours ñu jëlaat ko louewaat ko keneen ba pare yokkaat donc nag il faudrait que gouvernement bi jug teg ci ay daan c'est-à-dire képp ku ñu gis mu yokku location ñu ñëw teg la ay daan yu wóor ni la sanction yii ak yii la ñu lay teg donc nag sanction yooyu il faut que ñu respecter ko ba pare di ko suivre bu baax a baax de près ndax nit ñaa ngi def ay lu leen neex ci dëkk bi ok bon ñu jeexal rendez-vous dimanche ñu dellu si waat dimanche incha allah 10 bu 15 heures jotee rek chaque dimanche nii la ñu koy doxalee ci kanamu télé bi merci beaucoup Bou Fashion depuis Turquie mooma solo sama capuchon bu nice bi quoi sañselam boobu nice merci beaucoup sama xarit la kooku mooy góoru Awa Kunta góoru Fatou Kunta depuis Turquie Bou Fashion mi ngi nekk cité Télium derrière hypermarché bi donc mën ngeen dem foofu ndax ngeen mën a habillé lu nice seddaay bi ñëw na te da ngeen wër di sañse merci beaucoup Assane ci côté coordination merci bien Mr Sidi ci côté caméra Sidi moo nekkoon ci caméra bi mais Augustin suma chauffeur ñu ngi koy gërëm bu baax Ramatoulaye mi nekkoon ci côté réalisation bi merci beaucoup jërëm leen bu baax yéen téléspectateurs yi di leen dig daje très prochainement merci beaucoup Mr Laye ci côté montage jërë ngeen jëf Padros mi ngi dem mais nag dinaa leen defal benn émission ci foire bi daa ngeen jëf Sidi jëlee ma foire internationale bu